dama ne li ma wax ni dàkkantewul ak li ma njëkk a wax waaye ñu dellu ci dossier bi ñoom li ñu jàpp mooy dossier bi dossier bu vide la dara newu ci te li Sénégalais yi gisagum yépp jëm na ci côté boobu comme am dossier bi dara newu ci ñun am na benn piège bu ñu war a moytu benn ndëgg sërëxal mooy ñu may leen fu ñu créer beneen dossier ci biir dossier bi parce que loolu mooy seen bëbët yépp nag tey xam nañ ni dossier bi yëkkati nañ ko defe naa mujj naa dis ci ñoom suñ ko mënoon yebbeeku ko waaye dañoo ñëg ànd ak jàpp nañ ni bu leen bii rëccee dootuñu am fu ñu mën a jàppee Ousmane Sonko moo tax ñu continuer li ñuy def la ñu gis ñoom mooy bu ñu leen may fu ñu créer dossier ci biir dossier loolu mooy lan mooy tey bu ñu nee demuñu uyu ji def nañ ko benn yoon xeex ak ñoom yàlla am lu ñu ci may nun xeexuñoo ak ñoom ndax sama kër gi génnuma fi waaye ñi nga xam ne sopp nañ ñu te kenn joxu leen mot d'ordre ñoo jóg spontanément ñoo ne bërët jóg ne ñun ñëpp nañu daje ji kër Ousmane Sonko gis nañ lundi 8 li fi xewoon waaye tey bu ma dellu si waatee ne dew ma ñu jël seen armée yépp yónni ko fii lañuy njëkk a def ma leeral ko ci bopp Sénégal yépp mooy ne dinañ ko coller li ñuy tuddee de rébellion mooy koo xam ne juge da la yónni convocation nga ne dew ma ñàkk dem nga ci jëmm ji ne dew ma loolu du délit waaye bu ñu yónnee seen armée ne dem leen jël ko foo jaar même soo nee defuma benn résistance ñu fexe ba créer un peu de violence bu ñu wëlbatikoo dem ne dafa doon résister donc nañ ko coller rébellion bu boobaa nag lañ doon ut ci dossier bu njëkk ba te mënuñu koo am dinañ ko gaaw a am fii ndax flagrant délit lañ lay yóbbu àtte la def la 6 mois daal di takkal sa casier jeex na kon xeex bi léeg-léeg da nga ciy boole xel ndax ñoom bu ñuy def seen dëgg sërëxal du doon benn dañ koy lal ne bu rëccee ci bii dañu fexe ba am ko ci bii loolu nag mun naa ne door nañ ko may wax Sénégal yépp nag nii jamono ji ñu toog tembe gannaaw dossier bii ñu tudd muy dossier siif ubbi nañu beneen dossier boo xam ne nee nañu appel à l'insurrection mooy dañoo woote fippu fii kenn mosu fee woote fippu dañu ne buñ ñoo buggee jaay doole ci loo xam ne suñu àq la constitution may nañu ko danañu bañ ñu nit ba suñu doole yem loolu kenn mënu cee attaquer kenn au contraire ñoom ñoo def li ñuy wax délit de provocation waaye tey jii ci premier cabinet bu Samba Sall ubbi nañ fa dossier bu ñu tuddee noonu ne dañoo woote fippu ci dossier boobu la ñu jàppee 23 ci suñuy ndaw ba tey ji ñu ngi Cap Manuel waaye bu ñu jàppee 23 yooyu ba noppi dañu ne am na keneen koo xam ne dugalaguñ ko ñu tuddee ko X dellu si na may wax Sénégal yëpp nag X boobu lañ ci jublu ñoom mooy Ousmane Sonko xam nañu seen dossier bi du sotti lañ ci jublu mooy wëlbatikuwaat gannaaw liy xew ci fan yii ci juge 8e cabinet bu dee la ñu bëgg a def sotti na te ñu am ci la ñu bëgg ñu gaawantu yokk ci bii ne ex bi ñu doon wër moom la ndax moo woo xale yi ne leen génn leen kon ñépp nañu xam ni seen pexe yemul ci benn pexe yi dañ koo lal beneen ñetteel bi ñu doon waajal mooy suñu nee Ousmane Sonko nee na du dem ñu indi fi GIGN wala BIP fexe ba jaxase affaire yi bu ñu génnee nag ne dafa doon résister moo tax dañ ko yokkal délit rébellion jugé ko flagrant délit dem tëj ko tey toujours ci gis-gisu avocat yi mooy dem ak ñàkk a dem benn résultat bi la mooy boo demul it dañ fi yónni armée
ñi fi nekk dinañu résister peut-être wala suñu résister wul xale yi dinañ jóge fële résister deret dina tuuru waaye yàgg da nga dem. kon pour bañ leen may porox ndoll yooyu nga xam ne mun nañ ci jaar pour génne leneen loo xam ne loolu day yomb ci ñoom ni dossier bi jafe ci ñoom moo tax avocat yooyu ñoom ñépp bi ñu dajee ñëw taxaw ñaan ñu insister joxe seen conseil ñu déglu leen. balaa may génn ci avocat yi dinaa leen jagleel ay remerciement jaajëfal leen ndax sonn nañ trop ci dossier bi mbir mi dooree ba léegi amul bëccëg amul guddi fii laa leen di woo ñu bàyyi seen yitte ma lim leen muy maître Massokhna Kane maître Ciré Clédor Ly maître Khoureysi Ba maître Demba Ciré Bathily maître Youssouf Camara maître Joseph Étienne Dione maître Bamba Cissé maître Ousseynou Ngom maître Ndoumbé Wane ak maître Djibi Diagne waaye it di remercier ñi nga xam ne toujours ci avocat yooyu bokk ci dossier bi waaye gën a sonn ci suñu ndaw yi nga xam ne jàpp nañ leen suñu jigéen yi nga xam ne jàpp nañ leen tey jii defe naa am nañ lu mat 53 muy juróom fukk ak ñett yoo xam ne ñi ngi ci loxo Macky Sall ñooñu maître Amadou Sow maître Babacar Ndiaye maître Abdoulaye Tall maître Théophile Kayosi maître Michel Simel Bass ak maître Magna Silva ma leen ni jaajëfal ci sama tur ci turu parti bi waaye ci turu sénégalais yépp mbokk yi gannaaw bi ma waxee li nga xam ne mooy taxawaay avocat yi ma dolli ci ni ñëpp intervenir nañu wax naa leen di parti politique opposition yi daje ñoom ñëpp fii ñëw ñaan ñu ko wax naa leen li nga xam ne mooy suñu kilifa diine yi ndax ñoom dañu wax ni ay régulateurs sociaux lañu wax naa ko keroog ñu bëri dañ naan nañu génn wax waaye am na fu ñuy waxee fu nit yéegut te it ormal seen bopp ñun ñu ñëwaat ormal leen moo tax li olof naan ku ndëbbu ni rey sa maam bu dee da nga ñaanoon démb ñaan barki démb dégluwuñ la balaa ngay génnaat di wax di nga xool lu bëri waaye yónnee nañu ci ñun ñoom ñëpp daje mu jaar ci suñu sëriñ sëñ Abdou Mbacke bu Daaru Muxti daa di ñëw wax la même chose may wax nit société civile bi def nañu la même chose suñu parti bi ñu bokk def nañu concertation département yépp ñu laaj leen lu ñu xalaat diaspora bi ñu laaj leen lu ñu xalaat bureau politique bi wax li mu xalaat ay avis la yoo xam ne lu partagé la waaye li ëpp ci avis yi am benn boor bu ñu jëm dinaa ci ñëw léegi ñii ñépp nag li ma ci gën a touché man muy kilifa diine muy société civile muy keneen gannaaw bi ñu amee yitte ci réew mi li ma gën a touché mooy seen yitte bi gën a rëy mooy li tubaab di wax sama intégrité physique mooy ñu bañ a maye fu ñu mun a jaaree pour li ñu bëggoon am ci justice sax boo moytul ñu amee ko ci neneen ndax dégg nañ fi kaawu Xaadim Buso dégg nañ fi yeneen kaa te ci loo xam ne mën nañu gañe combat bi ci neneen ñooñu ñëpp ma ne leen seen yitte ci ñun yéeg nañ ko te dafa ware ni projet bi nga xam ne moom la ñu présenté Sénégalais yi ñor na leen projet boobu seen projet la lii lépp nag moo tax ba ñu waxtaanee déglu ñëpp ñu wax Sénégalais yi ni bu soobee yàlla ëllëg ca waxtu bi ñu ko waxee dinañu génnee fii suñu kër dox ndànk dem déglu lan la juge 8e cabinet war a wax ak nun waaye loolu tekkiwul ni dañoo deltu gannaaw xeex bi commencé gul sax te tekkiwul it ni mobilisation bi exceptionnelle bi nga xam ne am na Sénégal te ñu gëjoon ko gis dina wàññeeku tey la mobilisation war a gën a bëri tey la mobilisation war a gën a am doole tey la militants yi ak militantes yi ak sympathisants yi ak sénégalais yi nga xam ne ñépp dëgg rek moo leen ñor tey ñu war a gën a mobiliser parce que bu ñu bëggee jaarale mbir mi feneen dina am neneen nu muy demee te it tekkiwul ni li ñu waxoon ni suñu droit ñun
à la résistance suñu droit individuel constitutionnel jóge na fi waaye tekkiwul ni lii nga xam ne am na ci dossier bi yépp te avocat yi wax ko député yi wax ko ba suba député yi nañu déposer recours conseil constitutionnel ñu war a signé nañu loolu lépp duñ ko bàyyi mu jaas parce que lañ ca war a def ci yoon danañ ko def muy fii muy CEDEAO muy feneen ak feneen may woo nag sénégalais yi ndax duma ko wax ak Macky Sall ndax ku am xol am yëg-yëg ngay waxal ci lu jëm ci nit ñi ñii nga xam ne jaay nañ leen doole muy suñu otage politique yi ne sénégalais yëpp àddu na leen Macky Sall bàyyi rawatina nag ñi nga xam ne jigéen lañu tey jii dañoo fas yéene woon démarrer grève de la faim ndax ñu ngi leen di pamti ku ñu jàpp àjjuma ba tey yóbbu leen delloosiwaat leen déglu sax defuñu leen ko lépp pour métital loolu taal na ay réew yu bari parce que jaay doole ci anam yi baaxul man maa leen ñaan ne leen bu leen grève de la faim ndax dama jàpp ni bokkul ak suñu gëm-gëm waaye li gën a garaaw mooy ku toll ci xeex da ngaa soxla sa doole waroo affaiblir sa bopp te am naa ñëwante bu rëy ci ñoom nag ndax dama koy natt ci sama bopp moo tax ma ñaan leen ko waaye du lu ñu bëgg a génne ci xeex bi. may wax tamit suñu police nationale wax naa ko keroog ci sama discours police bi ñun ñëpp la fi nekkal am na lu xew fii keroog sama kër te duñ ko bàyyi ndax def nañu lettre démenti retiré waat ko lu toll police nationale ñu war a jël jumtukaay yoo xam ne tey waroon nañ ko yóbbu ci xool ni ñuy xeexee Samba Boy ni ñuy xeexee terroristes yi ñu ñëw teg ko ci buntu kër Ousmane Sonko di ko espionner di ko filmer moom ak ay njabootam ak képp ku dugg ci kër gi ak ku génn ci kër gi loolu rafetul ci Sénégal te du kenn ku leen yónni ku dul Macky Sall ci dossier boo xam ne nee nañu dossier privé la bi loolu amee ba tey harcelé nañ ñu menacé nañ ñu dañuy ñëw par force dugg ci kër gi parce que dañoo am jumtukaay bu ñu ñàkk bu ñu wàcc fi keroog te il faut ñu jot ko bi ñëwee fi nee naa leen gisuñu jumtukaay boobu loolu doyul yónnee nañu ay médiation waaye ba tey ñi ngi ci loolu ñun nag dinañu constater par voie d'huissier su jaree ñu porter plainte police nationale dañ ko def xam naa ni police nationale wax naa ko keroog ay patriotes ñoo ci nekk ñoo ci ëpp waaye les gradés de la police laay wax bu leen nangu ñu jouer loolu leen rôle boobu compétition politique c'est entre les acteurs politiques suñuy jumtuwaay réew bu ñu ko jël di ko boole ci compétition politique day andi compétition déloyale Macky yor police yor gendarmerie yor lépp war a jàmmaarloo ñoo xam ne seen parti rek la ñu yor ak seen discours loolu rafetul ci réew mi la tax nag ñuy insister ñoom xam nañu ñun xam nañu buñ ñu wax loo ngir yàlla waaye loolu dafa doy nañu bàyyi di utiliser moyen état bi di espionner ay citoyens tey amul benn citoyen sénégalais boo xam ne yaa ngi ci sécurité ñépp Macky mu ngi leen di espionner ñépp nag waxuma la sax ku ne ànduma ak moom waaye ñi mu àndal sax mu ngi leen di espionner ba kañ dañ koo dénk lii pour mu tabax réew mi na yem ca loola di wax tamit ni Sénégal amul kenn koo xam ne tey umpale nga ni lii complot la ak manipulation médiatique bi ñu def yépp chargé plateau yi lu ne ñu wax ko tey soo jëlee Sénégalais téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi nee nañ la lii complot la te bis bu nekk nag yàlla tojal leen lu bees loo xam ne foogewuñ ko woon ba tey ku déglu live Pape Alé Niang bi keroog bi may wax junj naa ne laaj leen Macky Sall ndax xam na Adji Sarr seede bi tey ñëw na ndax xam na ko moom Macky Sall ndax recevoir na ko en tout cas génn na ci gémmiñu Adji Sarr ni moom Macky Sall recevoir na ko te benn autorité APR moo ko fa yóbbu ci lim leen wax moom mi ne moom amul taawu comploté mu wax Sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président de la République ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawe loolu fës na tey fi may daanelee nag mbokk yi mooy di gën a soññ yéen ñëpp ma leen gën a soññ
xeex bi ñun de mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye Macky Sall dina ci ñàkk nguuram ci nii wala ci nële dugg na ci loo xam ne amul tey benn sénégalais bu ko nangu wala bu ko rafetlu amul kon lu ñuy xeex la ba fu xeex bi yem waaye xeex bi nañu xam ni ay temps la xeex bi ay stratégie la xeex bi dafa am fu mu jotee foo xam ne lu mu laaj rek ñu xam ni lii la laaj moo tax ma ne mobilisation mooy nañu takku fu ñu doon nekk benn nañ fa doon téeméer fu ñu fa doon nekk benn ci mobilisation nañ fa doon téeméer di gërëm nag mouvement citoyen yi également ñi nga xam ne ñëw nañu muy ay FRAPP Y'en a marre docteur Babacar Diop FDS ak Doyna ak Ñoo Lank tous ces mouvements citoyens parti politique yi nga xam ne jël nañ seen initiative ba démb am nañu ci def conférence de presse ñoom docteur Cheikh Tidiane Dièye Cheikh Bamba Dièye ñoom Bougane ñëpp ak ñi vraiment tous les partis politiques su ma limee rek juum ñi taxawoon assemblée nationale lu ne ñu daj ko ci ñoom ñëpp nag député opposition yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm ne leen nag mobilisation bi ça ne fait que commencer mbokk yi lii laa bëggoon andi ci sama déclaration di ko faram-fàcce ci français ci nu mu gën a gaawee daal di yeewi ñëpp ndax defe naa mi ngi commencer guddi.